chrétien la Khadija musulman la daje nañ fii ci jàngu bi loolu dafay wane ni rek ci biir jàngu bi mën nañu fa dalal musulman pour mu sëy ak chrétien ci kaw ku nekk mu respecté diine moromam ku nekk respecté diine moromam Enzo chrétien la dafa war a respecté diine Khadija musulman la dafa war a respecté diine Enzo pour ànd bi mën a neex. ku ne ci laaj yi nga xam ne dinay faral di yegg ci ñun te dinay faral di yegg tamit ci moo xam ci waa réew mi ñoo xam ne ñu ngi fi wala ñoo xam ne ñu ngi bitim réew te it dëkk yi nga xam ne dañuy tuddoo l'islam it xeetu question yooyu tamit question la yoo xam ne maanaam lu soxal nit ñi la mooy maanaam lu yitteel nit ñi la wala boog lu ñor nit ñi la mooy jullit bi ci misaal ndax mën naa sëy koo xam ne dañuy wax ne ab juif la wala koo xam ne ab chrétien la wala chrétien la wala juif la mooy ndax jullit bi mën naa sëy koo xam ne ab nasaraan la wala koo xam ne ab yahud la lu ci bari nag dañuy faral di sukkandiku ci aaya bi ni al yawma uxilla lakum tayibaatu wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum léegi lii nga xam ne suñ borom jàngale na ko mu nekk ci sóotu maida lu ci baree bari da ngeen di gis nit ñi dañuy faral di wax ne comme li yàlla di jàngale ci aaya boobu maanaam jigéen ñu sangewu ñi nga xam ne dañoo gëm dagan nañ ci ñun ak ñi sangewu ñi nga xam ne dañoo bokk ci ñi nga xam ne téere dikkal na leen foofu nag dafa am benn sew-sew bu fi am ndax ñu bari ci la ñuy sukkandiku di wax ne kon jullit bi mën naa takk ab chrétien wala mën naa takk ab juif léegi nag dafa am benn sew-sew boo xam ne dafa am loo xam ne yàlla daf ko jàngale ci yeneen i barab yoo xam ne xëy na nit ki su dul bàyyi xel alxuraan di ko settantal mën naa daanu ci biir piège yooyu ndax suñ la waxee ñi baax ñi nga xam ne téere dikkaloon na leen da ngay laaj nit mooy la ah jullit bi mën naa sëy chrétien comme ni nga xamee ne soo leen ñëwee ci suñ dëkk bi fii maanaam loolu am na fi te xaw na fi bari aussi léegi nag su ma nit ñi laajee damay faral di wax ne jullit bi mën naa sëy ab chrétien loolu day war ngeen bàyyi xel xool baat yooyu ci boppam su ñu waxee alladina utul kitaab yahudi ak nasaraani ñu ngi ci biir te bu leen fàtte ne yàlla wax na ne ki gëm ni mu ko waxee ci suratu Baqara ki gëm warul ci moom miy sëy koo xam ne bokkaalekat la waaye suñ ñëwaatee ci aaya bi wal muxsanaatu li ci yàlla wax wal muxsanaatu min al muminaat wal muxsanaatu min alladina utul kitaaba min qablikum loolu dafa am benn sew-sew boo xam ne daf ci am si suñ waxee ne jullit bi mën naa sëy ab chrétien damay ni wax na leen da ngeen di bàyyi xel dara ndax chrétien boobu dafa gëm lu ñuy wax trinité wala gëmul lu ñuy wax trinité mooy li nga xam ne moom la ñuy faral di wax comme li ñuy wax au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit comme ñoom noonu ñu koy waxee ki nga xam ne dafa gëm loolu dafa am yàlla lu mu ci wax ci biir alquran yàlla dafa wax ne laxad kafara alladina xaalu inna allaha thalithu thalathatin yàlla dafa wax ne dëgg-dëgg weddina ci bu wér ñi nga xam ne dañuy wax ne yàlla mooy ñetteelu ñett yi ça veut dire que kon ki nga xam ne moom dafa gëm li ñuy wax trinité kooku soo leen demee ci alquran yàlla dafa considéré ñi nga xam ne dañoo gëm loolu kem ñu weddi day na considéré ñu weddi kon su boobaa kon kooku mënee su la wax ne jullit bi kooku dagan na ca moom su xasee gëm loolu rek soo ñëwee ci alquran yàlla da ko considéré comme ku weddi loolu mu ngi nekk ci sootu Maïda incha allah référence bi dina ñëw
li yàlla wax ne laqad kafara alladina xaalu inna allaha thalithu thalathatin ba fa aaya boobu yem yàlla wax ne dëgg-dëgg weddi na ci bu wér ñi nga xam ne wax nañu ne yàlla mooy ñetteelu ñett yi yàlla mooy ñetteelu ñett yi loolu nag di jëm ci li ñuy wax trinité nga xam ne trinité soo xoolee ñoo ngi ko institué ci li ñuy wax le premier concile de Nicée en 325 loolu tamit nit ñi dinañ mën a dem gëstu ko xam dëgg-dëgg lan mooy trinité ci boppam waaw su ngeen ko gëstoo di ngeen xam yàlla lii mu wax lan moo tax mu doon loo xam ne ku ko gëstu di nga xam ne ah lii kat dëgg-dëgg ku ko bàyyi xel da ngay xam ne ak weddi la loolu kenn ku ci ne mën na dem gëstul ko boppam ci li ñuy wax le premier concile de Nicée yaakaar naa loolu jot nañ ko tudd ci yeneen vidéo yi jiitu lan moo waral kooku du dagan ci ki nga xam ne dafa gëm ndax yàlla dafa am lu mu jàngale ci alquran fee ci li ñuy wax suratu mumtaxina yàlla dafa wax ne yaa ayuha alladina amanu ida jaakum almuminaatu muhaajiratin fa amtixinnuhunna allahu aalamu bi imaanihinna fa in alimtumuhunna muminatin fala tarjihuhunna illa alkuffaar yàlla teg ci lan laa hunna xillun lahum wala hum yaxilluuna lahunna yàlla day wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm su fekkee ne ay way gëm yu jigéen yu gàddaay dañu leen a dikkal na ngeen leen nattu mooy na ngeen leen testé yàlla mu ne yàlla moom xam na ci seenu ngëm waaye yéen nag su ngeen leen testé ba xam na ñoom ay woy gëm lañ bu leen leen delloo ca woy weddi ya ndax lan mu ne ndax jigéen ñu gëm ñooñu daganuñ ca ña weddi te ña weddi it daganuñ ci ñoom jigéenu woy gëm yooyu bu leen delloo ca ña weddi ndax ña weddi daganuñ ci ñoom te ñoom it daganuñ ci ñooña loolu it ba tey incha allah yi nga xam ne moo ci waxit leen lu ci ne dina ci ñëw su ko defee kenn ku ci ne mën ko xam kon nekkul ne suñ waxee rek jigéenu sangewu yi nga xam ne dañoo bokk ci utul kitaab ñi nga xam ne dañoo bokk ci ñi nga xam ne téere dikkaloon na leen lu jiitu ñooñu dagal na ci yéen mu mel ne dañaan ah waa kon léegi chrétien dagal nañu wala dàngam déedéet kooku dañuy xool lan mooy gëm-gëmam ndax yàlla ci biir alxuraan ci ni muy jàngalee nga xam ne aay dañuy mottali wante di nga dem ba gis kat dëgg-dëgg kan mooy ki dagan ci yow ak ki daganul ci yow te lii jot nañ cee tontu ay nit ñoo xam ne ñoom seen bopp dañuy wax ne ah ñoom kat ñi fi nekkoon doon fi jàngale comme ñi ñuy wax ustaas yi wala ñi ñuy wax sëriñ si dañ leen doon wax ne loolu dagan na may leen nag xëy na la ñuy wax trinité dañ koo xamul ñoom xëy na defuñ ci ay gëstu xëy na tamit loolu la waaye ku dem ci alxuraan yàlla dafa wax ne maanaam ñi nga xam ne dañuy wax ne yàlla mooy ñetteelu ñett yi ñooñu dañoo weddi soo demaatee ba tey tamit ci sóoratu nisaa yi ca mujj ga yàlla mu ngi wax foofu ne yaa ahlal kitaabi laa taxlu fi diinikum wala taqulu ala allahi illa alxaqa innama almasiixu Iisa bnu maryama rasulullah wa kalimatuhu alxeeha ila maryama wa ruuxun minhu fa aaminu billahi wa rusulihi wala taqulu thalathatun mu ne bu leen wax ñett lañu intahu xayran lakum mu ne loolu terewu leen ko moo gën ci yéen nga xam ne loolu yàlla ci boppam wax gi rek da koy tere rawatina nag léegi nit ki moom di ko fas ci boppam lii nag ay aaya la yoo xam ne leen lu ci ne kenn niñ koy waxee référence yi dina ñëw nga xam ne kenn ku ci ne yow yaay mën a dem gisal ko sa bopp nga xam ne kii wax moom la muy wax du waxu boppam waaye li yàlla waxal boppam loolu la lay wax wan la référence yi yow nga dem vérifier ko mën a xam ne ah kon kat man yàlla sama borom lii la ma wax. dañuy wooree wérut dañuy def azaka wérut ak gi yàlla digle dugal nañ ca lu ca bokkut ñoom ñooñu nag ñooy indi ay àtte ginnaaw bi yàlla tëralee ay àtteem jàngale diineem ba mu mat ba yonent bi bàyyi koo fi ginnaaw googu la ñuy indi seeni njàngaleem bopp teg ko ci wet ga ñoom ñooñu nag ñoo ñëw ne la
ku soppi diineem nañu ko rey te yonent bi mu ne ku def loola ba dee ca mu ne ñooñu maanaam kooku su sa maanaam ku def loola te dee ca kooku dee na ci weddi mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne màbb nañ seeni jëf ci àdduna ak alaxira ñooñu ñooy ñañ safara te fa la ñuy sax mu nekk lu leer loo xam ne lu ki ne mën a xamal boppam la lu ku ne mën a vérifier boppam la loolu ba tey mu doon ñetteelub aaya boo xam ne day wax ci loolu muy surat 2 aaya 217 ba tey mu ne am nag benn aaya boo xam ne moom daanaka ba ma leen wax it waxoon naa ko en 2018 waxoon naa ko ba aaya boobu moom mooy li may wax rek man damay wax ne waa ahlu sunna wal jamaa bi yàlla dogalee ma commencé di bàyyi xel alquran dafa am ay détails yu ma doon faral di wax man damaa foog ne ñoom seen wax yi ñoom seen téere yi ña ko bind wala seen fuqaha yi ñuy tuddee seen i borom yi xam-xam seen imaam yi yeeg ñañ doon wax borom ngir yi damaa jàpp ne ñoom ba ñuy bind seen i téere wala ba ñuy wax seen i wax gisuñu woon alquran ndax aaya bi man yàlla dogal na ba ma ko gisee mën naa wax ne choc la ma defoon dama ne waaw mais lii naka la mën a nekkee yàlla naka la mën a waxee lii ba noppi gars yi di wax ne ku murtad dañ koy rey mooy ku bàyyi diineem dañ koy rey ndax yàlla dafa wax ne innal mu ngi nekk ci suratu nisaa yi aaya 137 surat 4 aaya 137 yàlla wax ne innal lazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdaadu kufran lam yakunillahu li yaghfira lahum wala li yahdiyahum sabila yàlla wax ne gaay yi nga xam ne dañoo gëm topp ñu weddi topp ñu gëm topp ñu weddi topp ñu dolleeku ak kéefër ñu ne ñooñu moom yàlla du nekk mukk koo xam ne ku leen di jéggal la waxatuma la ak di leen gindi ciw yoon waaw léegi gaa yi nga xam ne dañoo gëm topp ñu weddi xam nga su ngeen waxee ne ku soppi diinam nañ ko rey léegi ku gëmoon weddi su fekkoon ne dañ koo war a rey yàlla du wax ne inna alladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdaadu kufran sax di ca topp su fekkee da ngeen wax ne ku soppi diinam dañ koo war a rey te loolu ngeen ne yonent bi moo ko wax waaw léegi kon yàlla naka la mën a waxee lii ci téere bi gaa yi nga xam ne dañoo gëm ginnaaw gi ñu weddi ginnaaw gi ñu gëmaat ginnaaw gi ñu weddi su fekkee ne kay la ngeen wax noonu kay lu wér la yàlla su waxee ne inna alladina amanu summa kafaru lu mu cay teg rey leen dafay teg waaye tegu fa loolu dana summa amanu nga xam ne ginnaaw ba ñuy weddee gëmaat nañ ginnaaw bu ñu gëmaatee sax weddiwaat nañ ginnaaw gi sax ñuy dolleeku ak kéefar aaya bii rek dafa doy sëkk ci weddi seen xadis beeg bépp xadis bu mel noona mooy surat 4 aaya 137 inna alladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdaadu kufran lam yakunillahu li yaghfira lahum wala li yahdiyahum sabila loolu da la ci yàlla wax waaye waxul fenn na leen nit ñi rey nit ki liy dox diggante moom ak boromam loolu yàlla tëralu ci àtte liy dox diggante moom ak nit ñi ci la yàlla di tëral àtte ndax loolu mbiru société bi la mu nekk loo xam ne lu leer la kon lii kenn ku ci ne soo gisee aay yi sa bopp mu doon ay aay yu néew lii wax ci domaine yi gën naa yaatu lii waaye aay yu néew yi ku ko gis rek yow yaay xamal sa bopp ne lii moom wérut fenn te amul fenn fu mu wér waaw soo demaatee ba tey tamit ci sourate Ali Imran aaya 90 yàlla mu ngi waxaat loolu ne inna alladina kafaru baada imanihim summa zdaadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humu daalluun gaa yi nga xam ne dañoo weddi ginnaaw bi ñu gëmee ginnaaw gi ñu dolleeku ak kéefar yàlla mu ne moom du nangu mukk seenu tuub te mu ne ñooñu ñooy ña réer waaw kon kay wax dëgg yàlla nag yàlla moom waxul fenn nañ leen rey yàlla waxul fenn nañ leen rey kon dëgg-dëgg mbir yooyu noonu la demee waaw yàlla moom li muy jàngale lu leer la lu yomb la lu kenn ku ci ne mën a bàyyil xel boppam la lu kenn ku ci ne mën a vérifier boppam la te ku ko defit yow yaay dem ba xamal sa bopp ne ah ñun kat ndekete dañ ñoo naxoon ndekete dañ ñoo réeraloon dañ ñoo indiloon beneenub diine bu am beneen delluwaay wala yeneen delluwaay yu du téereb yàlla tuddee ko islaam jàngal ñu loolu ñu gëmoon ko daan ko topp daan ci dox ñu nit ñu jàngal ñu loola waaye ndekete kat loolu bokkut ak li nga xam ne moom la yàlla jàngaleel boppam nit ki nag soo ko xamee bu fi nekk di wax daan ah waa kon suñu baay yeeg suñu maam yeeg nangam déedéet kon suñu at yu jiitu yi ñuy dund noonu yëpp kon nangam déedéet foofu du solo si ndax yow xamoo woon léegi yàlla dogal na nga xam ndax léegi da ngay taxaw di jàmbat la weesu waaye da ngay taxaw di sóor say baay ak say maam
te yow leer naa ne yàlla du la laaj say baay ak say maam lim lay laaj mooy yow say jëf ña nga xam ne ñoom ñoo ña jiitu nga xam ne lañ leen indiloon loolu lañ gëmoon ci loolu lañ daan dox amul lenn lu ñëw di leen wan ne ah yéen kat lii ngeen nekk nii bokkut ak la nga xam ne moom la yàlla jàngale te joxoon ko ab yonentam yàlla kat la mu jàngale joxoon ko ab yonentam loolu moom ab téere la te téere boobu ba tey mu ngi fi yàllaa koy sàmmal boppam yéen nag li ngeen nekk ay wax la yoo li ngeen xam ne moom ngeen nekk mu ngi sukkandiku ci ay wax yoo xam ne ay nit a ko wax yoo xam ne mosuñoo gis yonent bi gisuñ sax ko gis yonent bi seeni téere biñ koy gis nga xam ne téere ba ñuy wax ne moo ca gën a wér mii téere Buxaari yi bañ koy gis ba ñu njëkk a gis téere boobu fekk ne nee nañ yonent bi bàyyi koo na fi daanaka ba bat juróomi téeméeri at 500 ans nga xam ne nit ñi gisuñ benn téere ci téere bi ñuy wax Buxaari yi gisuñ ko te teewul boobu nit ñi ñu ngi doon dund lañ doon dund lu mat 500 ans ginnaaw gi ab téere ñëw ñu naan téere bi ginnaaw téere ba nga xam ne matoon na moom 500 ans ca la jiitu ñu naan téere bi ginnaaw téere boobu téere bi moo ci gën a wér sukkandiku ci téere boobu ak téere yu mel noonu nag ñuy wax ne yonent bi moo waxoon nangam moo waxoon nangam moo waxoon nangam di ci indi ay wax di ci tëral ay àtte di ci saxal ay jëf yoo xam ne soo demee ca téere ba yàlla joxoon yonent bi doo ca fekk benn delluwaay ca loola nit ñi topp ci loolu di ci sonn jàppee loolu islaam te fekk na loolu du islaam ab idéologie la bi ñuy wax ahlu sunna wal jamaa mu saxal leen ci réer teg leen coono yoo xam ne ma teg leen coono yoo xam ne seen borom mi leen bind tegu leen ko yooyu yëtu maanaam coono yooyu du leen amal benn njëriñ soo ci nekkee nag di sóor sa bopp ak di sóor ay ña jiitoog nangam man lu may wax nit ñeeg li ma jàngoon ak sama temps bi ma perte ak nangam da ngay xam ne yàlla namalu la ndimbal képp ku yàlla namal ndimbal daal ku ne soo xamee dëgg da ngay dox jëm ca mbir yi nekkul wujje mbir yi nekkul ay ni ñu koy waxee ay ni ñu tudd ay xëccoo mbir yi kenn ku ci ne yow la sa diggante ak sa borom soo xamee dëgg soo ko toppee sa diggante ak sa borom la soo ko toppul sa diggante ak sa borom la ndax ñun moom yàlla dogal na lépp lu ñuy wax dañuy jël référence jox la ne la demal nga vérifier sa bopp am na ñoo xam ne dañ ciy wax naan waaw moom ay référence yi muy joxe nit ñi yi muy wax loolu lay góndee nit ñi dafa am ñu tal góndi am ñoo xam ne taluñ loolu dafa am ñu tal di wut ay nit ñu leen topp wala ñuy wut ay soppe wala ñuy wut ay weccat yu ñu def seen poche ñun wutuñ loolu ñun li ñu ñor mooy wax dëggug yàlla ji nit ñi xam ko suñ ko xamee xam ne seen boromkat lii la leen wax mu wuuteeg lañ leen waxoon démb wuuteeg lañ leen jàngaloon démb su fekkee ne yàlla namal na leen a gindi namal na leen ndimbal dañuy dem topp la yàlla wax ginnaaw bi ñu ko vérifié ba mu leer leen su leen yàlla namalut ndimbal la ñu newoon ca la ñuy sax di sóor seeni baay ak seeni maam yu dee ba seeni yax fënax te ku ko ci def ba dee it da nga ko réccu kon dëgg-dëgg mbir yi foofu la nekk ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baalu aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jégal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Fass de nuyu nañ leen siyaar leen baax na ci suba gi nuyu mbokk yëpp ci biir kon di wax ni sëñ Modou Diankha transporteur mel na ni jot nañ ci audio yi nga xam ni moom la Cheikh Mbacke doon tontoo son laaju démb xam nga barki démb am na solo ñu ngi koy jaajëfal mu mel ni buñ déggee waxam ci aayim jot a rotal ñetti aaya ñaari aay rek bu ci yemee rek doy na sëkk ab cislaay doy na sëkk leeral ni xadis boobu mënul nekk xadis bu wér wala mënul nekk xadis bu ñuy jëfandikoo ndax aay yooyu mu wax moom leer nañ wax dëgg yàlla comme yàlla nee na ñi dañuy gëm weddi gëmaat mu may leen loolu ci alxuraan kon day leer ne rek wax ji waxi nit la rek loolu rek lañ doon laaj nag di ko leerlu ci li nga xam ni mooy xadis bi ndax dëppoo na alxuraan am déet kon mel na ni dafa salfaañoo ak alxuraan kon nag am na solo jaajëf ñu leen di ziyaare bu baax a baax di leen bëggee nag jërëjëf sëñ Modou Diankha ak Cheikh Mbacke Sakho mi doon tontu jërë ngeen jëf fati. La musique et les instruments sont-ils vraiment interdits en islam? Par exemple, les instruments comme le piano, la guitare, la flûte et ce qui est semblable sont interdits en islam. Le prophète Mohammed a dit « Il y aura dans ma communauté des gens qui seront ensevelis dans la terre, des gens qui seront défigurés et des gens qui recevront des pierres du ciel. »
Alors un homme parmi les musulmans lui a demandé « Ô messager d'Allah, quand est-ce que cela aura lieu ?» Le prophète Mohammed a répondu « Lorsque les chanteurs et les instruments de musique seront apparents et que les vins seront bu. » En effet, la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur des hommes et l'instrument crée une sorte de légèreté dans l'âme. Le fameux verset coranique que supposément interdit la musique. La sourate 31 verset 6 est parmi les hommes. Il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin de Dieu et pour prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Il n'est pas ici question justement de musique. On parle ici de plaisants discours pour égarer hors du chemin. Les plaisants discours, ce ne sont pas seulement des discours ou des paroles qu'on trouve dans la musique. La musique, c'est une inspiration divine. Jouer des instruments, c'est divin. C'est un don. L'air souffle, il fait de la musique. Les oiseaux chantent, ils font de la musique. Je vais vous dire c'est quoi acheter des discours pour égarer les gens hors du chemin. J'ai acheté ceci, un plaisant discours pour égarer les gens. Ça, c'est un plaisant discours égareur. J'ai acheté aussi ceci. Ça, c'est acheter des plaisants discours pour égarer les gens. Voilà, c'est ça le plaisant discours. Est-ce qu'il y a une question de musique? Est-ce que c'est écrit dans le Coran de manière claire et précise que le mot musique est là? Il n'est pas. Il y a ceux qui achètent de discours pour égarer les gens. Vous n'avez jamais remarqué que dans la version arabe de ce verset, il est écrit ceux qui achètent des hadiths divertissants pour égarer les gens hors du chemin de Dieu. On parle de hadith ici, hein? On ne parle pas de musique. Le mot musique n'est pas là, mais le mot hadith, il est là. Ceux qui achètent des hadiths. Et des hadiths, c'est une narration, un conte, une nouvelle. Ok? On parle de hadiths égareurs. La musique, est-ce que la musique égare? Qui peut dire que la musique les a égarés? Il y a des chansons qui peuvent avoir d'une incitatif à faire du mal, mais la musique en général, la musique des instruments, on parle ici très clair, on parle de les gens qui achètent des hadiths divertissants pour égarer les gens. Moi, j'ai acheté Bukhari, j'ai acheté Muslim. Ça, c'est des hadiths qui égarent. Alors, la musique, elle est où là-dedans? On nous fait croire à nous que c'est de la musique pour qu'on entre dans une dictature islamique dans laquelle tout est contrôlé, comme si on était dans les temps des califes. Mais on est libre et le Coran ne parle pas de musique. Il parle des hadiths qui égarent, qui ont ou qui utilisent des propos frivoles, ce qu'on appelle en philosophie des sophismes, des propos sophistes, des propos qui ont comme but de égarer, induire les gens en erreur et endoctriner les gens. C'est ça, le sophisme. On parle ici pas de propos frivoles, on parle de sophisme. On parle pas de musique là-dedans. Trouvez-moi le mot musique dans ce verset. Celui qui me trouve le mot musique, waouh, c'est un vrai savant de l'islam. En attendant, laissez-moi jouer ma guitare à cordes, parce que le hadith qui dit que les instruments à cordes ou à vent et le piano, c'est pas permis. Trouvez-moi ça dans le Coran. Trouvez-le moi. Trouvez-moi les instruments à vent, à cordes. Trouvez-moi ça. Trouvez-moi l'interdit, clair, net et précis, sans équivoque. Trouvez-moi le mot musique, tel quel.